Chers amis fidèles internautes Sunugal 24 am nañu mbégte nuyooti leen fu ngeen mëntu nekk sant leen gërëm leen ci topp geeg teewle bi waxtu wu nekk sunuy programme ñu am mbégte bu yaatu nag tey am fi gan Mouhamadou Lamine Sall lañ koy wax bàyyi ko diwaanu Matam nekk fa di jàngale waaye itam doon koo xamante ni ab formateur la ñu war a waxtaan ci tolluwaayu réew mi rawatina ndaw ñi ak politique bi guddi yi niñ ci duggee waaye laataa leen ma bàyyi ko mu nuyuwante ak ñi koy bàyyi xel ci Sunugal 24 Al Amine maa ngi lay nuyu di la ziar. sama mbokk taalibe maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu waa kër gi di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu nag waa Matam gi nga xam ne fa laa nekk di daan sama doole comme ni nga ko waxee di fa nekk formateur jàngalekat di nuyu tamit fa nga xam ne foofu laa cosaane ma bokk ko ak yow muy Koungheul département bu Koungheul yëpp ak région bu Kaffrine di nuyu képp koo xam ne yaa nga fay yeewoo di ñaan yàlla yokk jàmm incha allah du mu dugg ci waxtaan bi lu na dañuy jaaree ci massawu képp koo xamante ni maanaam ñàkk nga sa njaboot wala boog sa lu bokk ci yow ci gaal googee nga xamante ni dégg nañu ko mu këpp ca fa nga xam ne moo di Kafountine yaakaar naa. Kafountine voilà nga doon koo xamante ni ku yëngu la ci wàllu formation professionnelle ñu gis ba léegi mu mel ni ñàkkum xëy doon na lu lëmbee ci réew mi ba léegi immigration clandestine ñu mën di ko dégg ci Sénégal. En tant que ndaw en tant que jàngalekat bi nga déggee xibaar bu ni mel ban yëg-yëg ngay am. d'abord di ko naqarlu di ci am ñeemantal comme ni ñu koy waxande ndax wax dëgg yàlla ay ndaw moom séentu nañ leen feneen fu dul dem di wanteer seen bakkan wala di dem di dugg ci loo xam ne seen bakkan mën na cee des donc loolu moom wax dëgg yàlla dañ koy naqarlu bu baax a baax di ñaan yàlla itam mu bañ a amati wala nag pour mu bañ a am aussi dana jafe parce que parfois ñun dañuy faral di wax lutte contre xaw ma nu ñu ko waxee xëyu ndaw ñi xëyu ndaw ñi bëgg ko tënk rek ci wàllu emploi maanaam salaire day xaw a jafe bu fekkee dañ ko bëgg a tënk foofu noonu bu dee ne rek dañ ne bu ñu amul salaire rek dañuy jaay suñu bakkan yaakaar naa ne lu ëpp ci ndawi Sénégal danañ jaay seen bakkan ndax ñëpp mënuñoo am salaire yaakaar naa ne war nañoo mën a def gis-gis bi ñu orienté ko ci beneen façon bu dul am salaire comme yéen ni ngeen def nii taxawal loo xam ne nii ñaar ñett ba ñeenti nit danañ ci mën di am dara di góorgóorlu dajale loolu dafa am solo mooy entrepreneuriat mais am na yeneen yoo xamante ne nii ay daaba la sénégalais yi xeeb ko tam moo xamante ne nii luy joxe koom-koom la ñu ëpp alal ci réew mi wala boog ñu ëpp alal ci Afrique commencé wuñ ci salaire wala buñ ci commencé it yàgguñu ci donc war nañoo am beneen gis-gis bu jëm ci côté bu man yaakaar naa ne xeex immigration clandestine nekkul ci état di génn ay emploi di ko joxe ay emploi wu 100 000 ay 200 000 150 000 yooyu xeexul ndóol beneen bi aussi xeexul chômage yaakaar naa ne formation professionnelle bi nga wax noonu bu ñu ci duggee ak lii nga xamante ne moom mooy entrepreneuriat ci français la waaye bu ñu ko waxee ci wolof entrepreneuriat mooy daaba koy jóg say mbiri bopp di jéem ba yàlla fekk la ci nga am loo xamante ni dana la doy waaye aussi nga ubbi loo xam ne ñeneen danañ ci mën a jëriñëw loolu yaakaar naa mooy solution bi pour moi. voilà ci foofu mu mel ni bu ñu bàyyee xel ci état bu Sénégal am na programme bu am solo boo xam ne jëloon nañ ko moo xam ci plan Sénégal émergent la wala li ko jiitu woon ci ay xëy fas ko yéene amal ci ay xëyu ndaw kon bu ñu toogee ba léegi en 2022 ñu gis lu ni mel ak waroo day xaw a am li état waxoon dafa amul wala ndawu Sénégal dañoo gëmul liggéey. xam nga buñ ne ndaw Sénégal gëmuñu liggéey loolu neexul a gëm man sax mën naa wax ne loolu amul ndaw Sénégal ñu gëm liggéey lañ ñu bëgg liggéey lañ parce que ku dem bay dugg ci gaal di dee ci àll bi bëgg nga am dara loolu moom wax dëgg yàlla mooy li mujj ci xalaatu doomu aadama jël sa bakkan teg ko ci xobu gerte pour réussir loolu moom yaakaar naa ne ndaw yi Sénégal wane nañ ne bëgg nañu am dara bëgg nañu liggéey bëgg nañoo tekki ci réew mi wala foog ci beneen foo xamante ne mën nañ fa yaakaar ne tekki xaj na beneen bi aussi moom mooy état wu Sénégal kenn du wax ne amul yéene defal ndaw ñi dara ndax teg nañu ay mécanisme yoo xam ne jàppoon nañ ne bu ñu ko tegee dina indi solution ci lii nga xam ne moom mooy xëyu ndaw ñi parce que xëyu ndaw nag dafa am ñaar mooy tàggat ko ba nga xamante ne ni ëllëg moom dana am jëfandikoo yoo xam ne ay armes yoo xam ne ak xam-xam boo xam ne dana mën a tax moom bu ñu ko joxee liggéey mu mën ko yor na mu waree mais aussi dana am xam-xam boo xam ne dana mën a dem liggéeyal boppam ba du soxla sax état loolu état teg na ay mécanisme bu ñu mën nañ ci citer ay ONFP ay 3FPT ay yeneen institution yoo xam ne état bi da ko teg en place pour accompagner jeunes ci wàllum utum xam-xam mais aussi ci wàllum entrepreneuriat am na yeneen financement yoo xam ne am na fi ay fonds JIP ay yeneen ak yeneen yoo xam ne ay ADPME ak ANPEJ yoo xam ne pour loolu la woon am na yeneen yoo xamante ni nii aussi état bi def na ko diggante daaw ak ren mooy programme xëyu ndaw ñi boobu moom wax dëgg yàlla am na résultat yoo xamante ni nii mën nañ cee teg loxo ñun fa ñu dëkk da ngay gis au moins dans le département bu Koungheul ñoo xam ne da nga naan da ngay lim
ne diw ak diw ak diw ci programme xëyu ndaw ñi moom moo tax ñu jógee Koungheul ñëw Ndakaaru di fi xëy si te war am na lim bu takkoo takku la waaye nag loolu nag dafa doyul moo tax ku yaakaar ne programme xëyu ndaw ñi dana jël ndaw yi Sénégal yëpp utal leen salaire bis dana ñëw ndaw Sénégal yi am masse bu mag a mag boo xam ne amuñu xëy ñëw ëlbatiku jàkkaarloog état defe ne état moo def erreur donc loolu il faut ñu ci bàyyi xel état mënta jox ñëpp xëy waaye état mécanisme yi mu teg bu ñu xoolee avant mu koy teg ak jamono ji ñu toll ni solution yi mu indi nga xam ne ay solution yu am njëriñ la ak solution yoo xam ne mënutoon a ñàkkal léegi nag nañu xool nan lañ koy gën a orienté gën ko accéléré ba nga xam ne dana gën a am njëriñ mais aussi dana gën a yee ndaw ñi pour ñu gën a xool feneen fudul teg seen bët rek ci salaire wala teg seen bët rek ci xëy ci entreprise yi wala ci bureau yi. ñu ñëw ci li nga xamante ni moom mooy sa yitte nga nekk ci di ci yëngu muy wàllu formation est-ce que gis nga ne ndawu Sénégal formation jox nañ ko gëdd dëgg-dëgg parce que ni ñuy jàmbatee xëy pour am xëy jàmbat pour liggéey est-ce que sawaree nañ ñoom ci formation en tant que yow mi nga xam ne da ngay yëngatu ci domaine boobu. ma jégalu bu baax ndawu Sénégal yi nekkul dama leen a yëpp xeeb nekkul dama leen a xeeb nekkul aussi dama leen a tegul wegu nekkul dama leen a wegul mais dama seetlu man en tant que quelqu'un koo xam ne ni day former ay ndaw en tant que quelqu'un koo xam ne dafa nekk ci système formation ak accompagnement wu ndaw ñi di dund ci biir ndaw ñi daf ci bëri ndaw ñu bëgg lu yomb jàng nag dafa yombut moom. parce que xëy xaalis du dugg ci poche bi te ngay dépenser xaalis loolu dafa yombul ku mën a muñ dëgg moo ko mën a def. beneen bi aussi ndaw ñi dañuy ñëw jaloo université Cheikh Anta Diop de Dakar. doon fa ay junne te boobu boo génnee looy doon ab jàngalekat wala avocat wala magistrat. raar nga ciy gis ay yenn faculté yoo xam ne day former ñoo xam ne dañuy génn ak seen métier à part fac médecine ak yenn yi mais li 80% wala 90% bu ñu génnee du ñu am métier. mais loolu dafa doy waar alors que état bi teg na en place ay programmes yoo xamante ni mën nga ci jaar am métier génn même bu la état bi jëlul entreprise privée yi jël la loolu am na. kon bu mën a déggee ndawu Sénégal ñoo parewul pour liggéey mais état bi moom. man xaw ma dama ñu parewul xaw ma dañoo amul information yu baax yi parce que en général man su may jàngal sama étudiants yi. parce que Matam gi ma nekk tey ma wax la rek mécanisme yi nga xam ne état teg na ko. état dafa ubbi benn université boo xam ne nii. xam nga lan moo tax mu ubbi ko fa mooy dafa seetlu ne diggante Matam Podor Tamba ay Diourbel Louga yooyu noonu zone la boo xam ne zone mbay la zone càmm la ak zone commerce la te jege na foo xam am na suuf am na naaj am na ndox am na mu ñëw ubbi fa université di fa jàngale ay métiers yoo xam ne ci loolu la mooy métier lu jëm ci wàllu mbay lu jëm ci wàllu jën lu jëm ci wàllu yarum xar wala yarum nag mooy production animale ak et cetera ak lu jëm ci wàllu solaire. mais dañoo seetlu ne étudiants yi bu ñuy inscrire ci bu ñu amee bac di inscrire du ñu inscrire sax ci yooyu tey par exemple daaw bi nga xamante ne man laa fa commencé di jàngale am na classe boo xam ne juróomi étudiant laa amoon loolu est-ce que lu normal lu nit mën a dégg la. juróomi étudiant ñoo fa ñëw pour formation. pour def formation boo xam ne da ngay génn am métier am na ñoo xam dañoo génn rek am ay ONG yu leen recruter directement chômé wuñu mais ñu ñëw Cheikh Anta Diop def fi 5 ans 6 ans am sa sax doctorat di chômer encore. du am parce que amoo métier. sol nañ la ay xam-xam théorique mais amuloo benn métier boo xam ne mën nga ko pratiquer alors que yooyu noonu formation de 18 mois wala de 2 ans maximum nga soutenir am sa métier bu concret parce que dañuy def 30 dañuy def la moitié à l'école ñu jàngal leen ko théoriquement et dans les laboratoires mais beneen moitié bi dañuy dem ci entreprise yi def fa stage boo xam ne stage pratique la dans les entreprises ñu leen moo ñoom ak ingénieurs yi ñuy def ay stage pratique ICS wala ay Eurogem ak yenn pour bañ a tudd yenn entreprise yi def seen promotion mais suñu étudiants yi dañuy ñëw Dakar wala ñu dem Saint-Louis wala ñu dem Thiès wala yi nga xam ne entreprise dëggantaan la dugg fa def lu ma 3 mois 4 mois di def ay stage bu ñu génnee dañuy am xam-xam bi nga xam ne moom la ingénieurs yi am wala technicien supérieur yi am bu ñu génnee dañuy am seen diplôme BTS mais dañuy nekk ay technicien supérieur mën a continuer seen jàng bu leen neexee nekk ay ingénieur mais bu leen neexee ñu dem directement pratiquer comme ni ko ñenn ñi defee donc loolu lu am solo la mais malheureusement da ngay gis ne étudiants yi boo leen fa orienté sax rare ngay gis ñu nangoo dem ren nag au moins am nañu ay jeunes yoo xam ne jógee nañ sax Dakar inscrire foofu dem di fa def formation ma am naa fa ñeenti jeunes yoo xamante ni Dakar gii la ñu jógee bàyyi fi Cheikh Anta Diop dem inscrire ci université bu Matam ba luyee fa ay néeg di toog di jàng di def formation parce que xam nañ dañuy génn am métier. loolu lu am solo la. mais tamit est-ce que état bu tegee maanaam programme yu ni mel est-ce que jàpp nga ne ñàkk wuy si gi ko ndaw ñàkk wuy si est-ce que bokkul ci ñàkk jot information yu baax wala boog parce que ndaw boo ci gis li mu bëgg mooy tekki kon bu ñu ko tegalee benn bërëb boo xam ni war na fa mën a jaar ngir am xam-xam boo xam ni mën na ci jaaree tekki bu ko wuy jiwul dama jàpp ne ñàkk information kon daf ko waral est-ce que kon niñ ci war a liggéey dëgg-dëgg def nañ ko. waaw loolu nangul naa la ko te it wax naa ko feneen fudul fii te dama koy gën di wax di ko waxaat. xam nga état bi état central bi mooy par exemple le président de la république bu jëlee benn xalaat teg ko
dafa teg ay ñoo xamante ni ñoo war a jël xalaat boobu noonu doxal ko. mais en général ñi ci ëpp buñ doxalee programme bi dañ koy doxal rek ñoom ci seen agenda. du ñu bàyyi xel ne am na ñoo xamante ni amuñu sax connexion pour xool lan moo xew ci ordinateur yi wala lan moo xew ci portable yi. donc sensibilisation bi ngay wax effectivement man damay fàttaliku bi ma amee bac di ñëw Dakar aw ma woon portable. donc kooku man boo ma bëggee jël en compte ci programme état yi il faut nga ñëw ba ci man ma am information bi nga xam ne moom laa war a mën a am pour ma mën a bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy bénéficier wu ci programme état yi mais dañoo seetlu ne loolu li ci ëpp du am maintenant nag. kan mooy fautif bi mooy ñi nga xam ne dénk nañ leen programme yooyu ñu war a fexe ba nga xam ne askanu Sénégal yëpp ñoo ko moom askanu Sénégal yëpp jot information bi xam lan mooy njëriñ ak ban taxawaay lañ ci war a mën a am loolu la ñu war a def mais malheureusement amul sincèrement parlant des fois da ngay gis benn programme bu am ba jeex yow mi nga xam ne yaa ngi ci benn biir système bi sax doo ko yëg loolu wax sincèrement lu ñuy naqarlu la parce que président Macky Sall gis nga ci wàllu formation professionnelle gis nga changement bi mu nekk di def Sénégal bu ko Sénégalais yëpp xamoon danañ ko ci gunge xam nga toll na jamono ci jamono Senghor ak Abdou Diouf li ñu doon jàngale moom mooy ñi nga xam ni dañoo mën a dégg français di ko làkk-làkk bu rafet làkk bu neex ba boo leen déggee na askay mais bi Abdoulaye Wade ñëwee xaw a changé tuuti ñu gën fa gis ay économistes ay avocats et cetera mais Macky Sall président Macky Sall bi mu ñëwee moom daf ne loolu yëpp baax na nañ ko gën a dooleel gën a taxaw parce que wax dëgg yàlla nitu Sénégal war nañoo nekk ay cadre au niveau international war nañoo xool suñu justice bi nu mu gën a doxee mais lii doxal réew dëggantaan du làkk xam nga lan la maanaam du wax français yu neex mais ay xam-xam yoo xam ne nii day teg ak xarañteef di créer ay ressources yu mel ni ay technologies yu bees yii nii ak intelligence artificielle yi nga xam ne ñoo ngi ci jëm ak nan la ñuy def ba suñu mbay mi gën a jëm kanam nan la ñuy def ba suñu càmm gi gën a jëm kanam loolu tax mu ubbi yu mel ni ISEP yi ma lay mooy institut de formation professionnelle ay université pratique la université yooyu am na fële nga xam ne moom mooy Matam lu ñu musul xalaat am fii nga xam ne mooy Diamniadio li nga xam ne ni mosu ñoo xalaat ne université yooyu dana nekk ay université yuy former ay jeunes ci ay métiers mais am na yeneen façon programme yoo xamante ne ni teg nañ ko aussi au niveau du Sénégal loolu li ma lay wax noonu ci ISEP bi c'est dans l'enseignement supérieur amoon na yu mel ni ESP yu mel ni polytechnique bu Thiès mais léegi dañ ko décentraliser mais boo wàccee aussi président Macky Sall dafa def promotion de la science mu jël ce qu'on appelle li ñu doon tuddee CRETEF yi mu transformé leen tuddee leen CFP centre de formation professionnelle et technique nga xam ne nii ay programmes yu am doole la am na jeunes yoo xamante ni dañoo nekkoon ci enseignement classique bi yàlla def nekkuñu ay nullards de mais système bi adapté wul ak ñoom seen comportement dans leur manière de vivre la ñu échoué par exemple BFM wala ñu échoué bac système bi récupéré waat leen formé leen ci centre de formation professionnelle et technique yi ñu génn am ay métiers mais loolu il faut jeunes yi xam ko ñi nga xamante ni seen njàng dafa dagg beneen bi aussi am na ñoo xamante ni demuñu école mais jàng nañ métier mais métier bu bëgg nañ mu am diplôme par exemple les tôliers ñi nga xam ne moom mooy métier yoo xamante ni bâtiment la mais ñooñu il faut ñu utal leen formation boo xamante ni dana leen accompagner président Macky Sall dafa teg li ñuy wax université école entreprise am na ñoo xamante ni ay plombiers yu bëri formé nañ leen ci ba léegi ñu ngi liggéey ci entreprise nga xam da ngay def 50% dans l'entreprise et 50% dans l'école de formation bi nga xam ne état bi da lay accompagner ak bourse de 50 000 francs mais loolu am na ba léegi ni mais jeunes yi est-ce que xam nañu sax ne am na. est-ce que xam nañu ko. man moo tax may la foofu mooy le grand défi. il faut ñu dem ba ci la baykat ba nga xam ne moo nga ca. suñu dëkk ba xamul li xew ci réew mi mais ci réew mi la bokk. ñu fexe ba mu xam li xew ci réew mi ak li ko ci war. ci foofu laa doon ñëw sax parce que buñ gisee daanaka programme yu ni mel lu ñuy am solo comme ni nga ko waxee ci baykat bi boo demoon programme yu bari yoo xam ne nii état bi mu ngi koy tëral baykat bi ci boppam moom yëgu ko. xamu ko fan yii rek maa ngi ciy waxtaan ak koo xam ne ni benn opérateur la mu may joytu lu mel noonu ci ay jiwu yoo xam ne sax day jëm ci war a jëm ci baykat bi mais loxo yamiy jaar dina dem ba tax baykat bi du ko te loolu yaakaar naa dina gën a dolli ñàkk cofeel bi nga xamante ni nit ñi dinañ ko am ci seen i état te fekk am na ay programme yu bari yoo xam ne tegal nañ leen ko beneen bi may ñëw ak yow muy xuusug ndaw ñi ci langue politique bi en tant que ndaw fi jamono toll ñu gis ne mu mel ne ndaw ñi du ma wax seen duggin parce que dugg nañ ba noppi seen place ci langue politique bi ban gis-gis nga ci am. man de depuis ma nekk université loolu bokkoon ci sama combat. man dama jàpp ne. boo demee ci réew. nga gis ne ndaw ñi dañuy def dank maanaam dañuy def ay association ay mouvement de contestation. di jàkkaarloog état wala di jàkkaarloog nguur moo xam nguur au niveau national wala au niveau local moo xam mairie yi département yi wala région yi. ndaw ñooñu noonu dama jàpp ne dañoo gisul seen bopp ci nan doxalin bi moo tax ñuy def loolu mais bu ñu gisoon seen bopp ci doxalin bi amaana peut-être du ñu tal nekk di kaas di yàq. di contester. ma jàpp ne ma proposé ne pour que ñun ñu régler problème mu jeunes yooyu nga xam ne dañuy radicaliser wu. il faut d'abord ñu assurer leur bonne formation waxuma nag formation bii nga xam ne mooy formation école tubaab rek de
parce que formation dañ ko war a diversifier moo xam ñu jëm ci wàllu ndaara ji wàllu église bi wàllu mais aussi formation classique bi nga xam ne am na comme ni ñu ko commencé waxoon depuis sànq ndaw ñooñu bu ñu leen former ba pare il faut aussi ñu permettre leen ñu mën a intégrer les instances de prise de décision yooyu nag bokk na ci yi nga xam ne ay nomination lay doon mais aussi ñi nga xam ne ay postes électifs lay doon dans les entreprises privées comme publiques nga xam ne bu boobaa yow tey bu ñu la joxee responsabilité yow sa ba nga dëkk Koungheul nga xam ne yow yaa war a teg ay programme yu tax Koungheul développé est-ce que da nga ëlbatikuwaat di taxaw ci mbedd mi di kaas naan gisuma sama bopp ci waa Koungheul yi parce que yow yaa war a tax Koungheul développé loolu moom moo tax ma ne man ndaw ñi war nañoo bokk fa ñuy dogalee di fekkee bu ñu jàppee ne teg nañ loo xam ne nii jëmul kër ci lu jëm ci wàllu ndaw ñi ñu ne déet du fi amee mais bu ñu tegee lu jëm loo xam ne ni jàpp na ne lii moom mooy intérêt ndaw ñi ñu fexe ba loolu am ba nga xam ne bu keneen jógee fële bëgg koo yàq ñu ne ko déet lii bañ koy dogal fekkee nañu ko te nii lañ bëgg mu dox yi jàpp nañ ci ñun tamit ñu gën ko dooleel ba nga xam ne mouvement de contestation day transformé wu en mouvement de contribution man noonu laa gisee mbir mi parce que changement de paradigme bi mënta ñàkk bu ñu jëlee ndaw ñi rek di leen considérer que waruñoo politique dañoo war a toppaate danañu dem ba mouvement de contestation yi ñoom ñooy ëpp doole sax ñi nga xam ne mooy mouvement de contribution te loolu danger la pour le pays moom la ñu gis mois de mars man dama jàpp ne mois de mars la seule solution c'est de permettre aux jeunes d'avoir leur avis mais pas à l'extérieur maanaam ñu joxe seen xalaat mais ci biir fi nga xam ne fa la ñuy dogalee loolu bu amee rek jàpp naa ne man fii ak ay at yu néew jeunes yi ñoo yoreel seen bopp réew mi ba ku ko bëgg a yàq ñu ne ko doo ko fi defee loolu mooy la vraie solution leneen lu ñu fi mënta ko def dañuy créer ay mouvement de contestation jeunes yi di radicaliser wu di créer ay situation de tension yoo xam ne dana yóbbu réew mi fu ñu dul bëgg te ñun en tant que ndaw loolu mooy sunu engagement te loolu lañ bëgg aussi mu am mais dafa mel ni loolu ba léegi réussir guñ ko parce que à chaque fois ñuy gis ba léegi ndaw yaa ngi gën a wane seen naqar ak suñuy état ba léegi kon dafa mel ni solution amagu ci xam nga yow tey ma jox la exemple rek boo demee département bu Koungheul man ñëpp xam nañ ne makiste lañ may wooye man ñu bëri dañ ne ma yow gëmoo APR may leen Macky Sall laa gëm bu fekkee ne Macky moom APR wala boobu Macky mooy président APR kon man gëm naa APR man Macky Sall laa gëm mais malgré que loolu am na bu amee un combat de jeunesse bu taxaw moom lay privilège que sama parti politique def naa ko ci ay élection yii nii ñu génn nga xam ne bi ma demee ba jàpp ne liste bi nga xamante ni moom mooy sama coalition moom lañ taxawal duñ bàyyi xel ndaw ñi dama ko faa teg dem ci liste boo xamante ne nii man maa proposé ndaw ñi nga xam ne dañ leen war a investir de tax na bi ñu demee ba élection yi passé su ma yeboo ne 90% ci ndaw ñi nga xam ne ñi nga teew ca conseil départemental bu Koungheul ba ci liste bi ma nekkoon man bi nga xam ne moom laa doon xeex pour ndaw ñi bokk ca la ñu bokk bu ñu jàppee ne 8 am nañu nang par exemple am nañu téeméeri conseil 80 conseils yëpp ay jeunes lañ ñun ci liste bi ñu nekkoon maanaam bu ñu jàppee ne am nañ 10 conseils 4 yëpp ay ndaw lañu man combat yooyu noonu laa bëgg di mëne combat yooyu nag jàpp naa ne mooy njëriñu Macky Sall mooy njëriñu sa njëriñ yow mooy sama njëriñ mooy njëriñu béykat bi parce que bu ñu ko defee tey man mii nga xam ne damay fekkee les conseils départemental bu Koungheul di doxal est-ce que danaa fa nekk di kaas naan d'accord ma ci li ngeen def parce que man bokk naa si ñi nga xam ne ñoo war a joxe xalaat balaa muy génn ci biir donc loolu moo war a am maintenant nag dafa am ñoo xam ne dañ ne loolu du fi amee parce que jàpp nañ ne bu ndaw ñi di fekkee la ñuy luubal day feeñ ci biti duñu ko xam loolay wax ji nag fi mu toll nii parce que le vrai combat c'est ça am na ñoo xam ne duñ bëgg ndaw ñi fekkee parce que la ñuy dogal la ñuy def ñoom ca biir duñ bëgg ndaw ñi xam ko wala bu ñu bëggee ndaw wala bu ñuy demee ba nga xam ne ñàkk pexe taxaw dañuy fexe ñu am ndaw loo xamante ni waaw rek lay féetee moom ñoo koy wax fi muy xool ok donc loolu nag wax dëgg yàlla ndaw ñi ñoo war a xam ne nag seen ngelaw upp na ñu xool nan la ñuy yoree seen réew mi te bañ ko caxat-caxat dinañ ci ñëw ci njeextalu waxtaan bi fi nga xam ne ni moo di Koungheul département ak élection yi ñu weesu waaye itam élection yi ñu dëgmal langue politique bi jamono bi wax ko wax ndaw ñi ba génn te waxoo ci coow yi nga xam ne ni judd na fii ci élection yi ñu dëgmal législative yi liste Yewwi Askan Wi coow li ci amoon Benno Bokk Yaakaar moom itam ba manifestation bi nga xam ni waroon nañ ko amal le 29 ñu mujj ko tëral démb lañ organisé woon concert casserole yooyu yëpp ban jàngat nga ci am d'abord mooy affaire liste yi xam nga man bokkuma ci ndaw ñi nga xam ne xamuñu nu ñuy defaree liste man xam naa nu ñuy defaree liste dégguma de man xam naa nu ñuy defaree liste ndax dafa am ñoo xamul ni ñuy defaree waaw maa ngi ñëw man xam naa nu ñuy defaree liste ndax 2014 Benno Bokk Yaakaar sama commune mu Fass Cekkeen man maa defar liste bi investiture candidat yi majoritaire comme proportionnel suppléant ak titulaire yëpp maa ko defar déposé te rejeté wuñ sama liste élection yu ñu génn liste ba ma nekkoon équipe ba nga xamante ni moo ko doon defar yaakaar naa ne ñaar ña man la woon ak keneen ci Benno Bokk Yaakaar déedéet ci beneen liste laa ko defee woon man
bugguma bon parce que loolu lu weesu ci ginnaaw la woon. du sama coalition du sama parti dama fa demoon pour benn cause bu précise def naa ko pare naa ci maa ngi waat sama kër baay. liste boobu ña ko defar man bokk naa ci te bu ñu ko defee ba déposé ko yaakaar naa ne préfet du département de Koungheul dafa ñu remercier féliciter ñu parce que nee nañu yéen ni ngeen defaree seen liste bi wax dëgg yàlla mucc na ayib. bu fekkee ne am na lu ñu ciy changé ay faute français la mais du faute yoo xamante ne nii ay erreur technique la amu ci. kon ñun xam nañ ñu defaree liste. élection législative yi ñu génn nii man li ma ci gis mooy sabotage. ci ban sabotage laa ci gis muy benn bokk yaakaar. mu yeewi askan wi parce que mënuma comprendre yow. nga nekk haut fonctionnaire de l'État dans l'histoire politique du Sénégal nga bokk ci ñi ko doon déterminer avant je parle de Khalifa Sall. je parle de Sonko. je parle de Déthié Fall parce que ñoom ñëpp ku ci nekk occupé nga loo xamante ni jàpp nañ ne wax dëgg yàlla au cadre nga. mais di nga ci mën a boole Mimi Touré. maa ngi ñëw jàpp nañ ne. doo cité ñooñu ñëpp maa ngi ñëw parce que bu ñuy wax. parce que bu dee problème wala bu jafe-jafe bu am ci liste. ni nga waxee au début ne ñaari jàpp naa ne sabotage ñaari liste yëpp la sabotage boobu. kon ni nga tuddee Déthié Fall tudd Khalifa Sall tudd Ousmane Sonko mais c'est normal nga tudd Mimi Touré tudd. man sama raisonnement boo ma dégloo ni may waxee. damay toj kaas yi toj butéel yi doog a dajale am ay xotti kese. dama ne la ñett ñooñu ma tudd noonu. kenn mënta weddi ne ay nit ñu am xam-xam lañu ay cadre lañu ay responsable politique de haut niveau lañu. rawatina ñoo xam ne dem nañ ba ne dañoo bëgg a yor réew mi ba créer ay parti politique. ba pare ñu taxaw ne dañuy juum ci ay defeeru liste alors que man mi nga xamante ne nii je suis le mën naa doon sax seen doom ñoo ma ëpp expérience téeméer yoon men may defeer liste te liste bu du am problème sabotage la. beneen bi aussi sama parti politique ma loolu bi mu amee am na benn responsable du responsable politique sax mais bu nekk ci entreprise bu mag ci Sénégal woo ma téléphone. dama laa laajoon xelaat ca élection locale yi nga jox ma ko te la nga ma waxoon moo amoon dama lay laajaat bi mooy la lenn laa lay wax te boobu noonu yoon waxagul. ma ne ko lenn de xam naa ko ñii mën dama jàpp dañoo saboté parce que Benno Bokk Yaakaar bu ñu ne Benoît Sambou mënta defar liste loolu man mënuma koo gëm mooy sunu mandataire ñun. man mënumaa gëm loolu mënuma ko gëm. bu ñu ne ñeneen ñi ma wax mënuñoo defar liste mënumaa gëm loolu man dama jàpp ne yow ak tayaf la ak saboté la man loolu laa jàpp. te réew mi nag wax dëgg yàlla nag nañu jàkkaarloo mënuñoo bokk parti te du ma la wax dëgg su ma la waxee dëgg ba pare nag jàppale la pour nga gañe. mais ñee nga xam ne ñooy opposition bi parce que Benno Bokk Yaakaar bi ñu juumee ba pare ñoom dañoo nangu dem di campagne déggatoo leen ci dara ñoom ña ngay campagne mais ñee nga xam ne dañoo def ak tayef ba pare continuer ñoom par force dañuy bokk ñooñu nag sincèrement dañoo yab réew mi. est-ce que ñooñu ma yeggale ci. ñooñu dañoo yab réew mi. te réew mi ku ko yab day ëlbatiku wan la ne la waroo maa yab rek le problème bi ñu jàll parce que ay affaire casserole yi ay caaxaan la rek. mais ñu koy tëgg taaji boon. naa la dégg nag yow it ku ne damay woote manifestation ñu ne la autorisation mënoo ko am nga ne xaaral ma def kon casserole loolu kay xanaa nag. dama ne du ñoom nee na dañoo bëgg bokk élection. élection yaa ngi ñëw 31. nañ dem élection bu dee ñëw mën Macky Sall. léegi ma delluwaat ci ginnaaw tuuti parce que accepté nga erreur bi nga xam ni APR am nañ ko Benno Bokk Yaakaar même erreur boobu ñu nemmeeku ko ci Yewwi Askan Wi léegi pourquoi bi ñuy tranché ñu wàccee liste bi nga xam ne moo di Yewwi Askan Wi mais liste Benno Bokk Yaakaar moom continué parce que loolu moo waral. non Benno Bokk Yaakaar wàccee nañ ko. non ni ñu àttee moo la. non Benno Bokk Yaakaar seen liste titulaire yi amul benn problème. seen suppléant liste moom benn ñaari liste mënul am. mën na am suppléant bi mooy titulaire bi. ma wax la ñun li ñuy dégg. ma wax la gis nga élection législative yi ñu jëm. bëri nañu ci telli di wax. xamuñu exactement nan la war a demee. gis nga bu ñu demoon élection législative yi Sonko nekk tête de liste Yewwi Askan Wi ñu dem ñoom ñu am par exemple 11 députés am seen groupe parlementaire ñu xëy Sonko ne day démissionné ka koy remplacer du jógee ci suppléant yi de. c'est-à-dire kii ñëw après 12e personne bi ci liste bi titulaire yi moo koy remplacer kon cela veut dire quoi mën nañoo remplacer wante ba mu jeex te liste titulaire yi sax du jeex maanaam 50% ñi follu bu ñu démissionné woon duñ leen jëlee ci suppléants yi mais ci titulaire yi leen jëlee donc le problème de Benno Bokk Yaakaar c'est très simple suñu suppléants yi la ñu éliminer ok on prend acte mais suñu liste titulaire yi day dem élection bu ñu demee élection ñun bu ñu amee plus de 60% quota boobu nag moom mooy jàll nekk député bu ñu amee 5 députés yu démissionné ñi nga xam ne ñoo desoon ci liste titulaire yi ñoom la ñuy yéegal ñoom ñu nekk ay député bu ñu demee nag ba suñu liste boobu jeex cela veut dire quoi cela veut dire que amatuñu ko remplacer mais cas boobu noonu est-ce que dana am doom duñ fa yegg déedéet
donc maintenant Yewwi Askan Wi nag ñoom seen liste suppléant kese moo jàll. mais liste suppléant yi ñooy falu bu ñu amee deux députés yi nekk ci tête ci première liste bi ñooy jàll. loolu c'est tellement facile que boo ko waxee un élève de l'école primaire dana ko comprendre mais li ñuy def nii yëpp. xam nga lan lañ ci jubloom comédie politique la rek comédie politique la. te comédie politique nag bu koy nit di def magum jëmm di ko def di nax boppam. mais da nga koy seetaan bu naxee boppam ba bët set nga ànd ak moom ci biir comédie politique bi nga wax noonu ñu gis ñu woote woon concert casserole bu mujj bi moom amul benn xumb bi mais bu njëkk ba amoon bruit lool am doole ñu bëri jàngatee ne bon ay nit yu xamul farata ñoo koy def mais yow ban gis-gis nga ci am. man du ma wax ay nit ñu xamul farata ay nit ñuy caaxaan lay wax. xam nañ farata koy jàngee. xam nañ farata bay bëgg a dee ndax buñ bëggee régler seen i problème danañ dem régler ji ko xam nañ farata. waaye xam nga nit ki dana xam farata ba pare du ko def moo leen dal nag ñoom. beneen bi aussi parfois. xam nga première manifeste seen première casserole boobu. am na ci benn waay da caa toppoon ca riir ma yor ñaari xottam di fëgg. ba pare ñu filmer ko mu envoyé ma ko. man koy looy def nii mu ne ma affaire yi kat daa nekk comme tëggum sawar te kat moom yàlla xam na ne yoonam niwul ci politique mais mbumbaay bee gi ci yóbbu. gis nga loolu politicien bu ci bàyyiwul xel am na ñoo xam dañuy bokk juste parce que xumbaay bee leen ci yóbbu mais bu ñu demee ba lu sérieux jot dañ lay fay teg dem defi lu sérieux gis nga réewum Sénégal gii kenn mënu leen a caaxaane il faut que ñoom opposition bi ñu régler seen bopp xam ne mbir mi élection moo leen koy may mais du wàcc ci mbedd mi di sonal seen bopp. en 2012 manifestation yi lu muy bëri président Macky Sall dafa wàcc dem wax ak askan wi village par village pour mën a gañe ñi nekkoon Ndakaaru fii di coow gañewuñ dara sénégalais yi ñooy fal. yàlla moom mooy jël nit teg ci kanam sénégalais yi fal ko parce que pouvoir yàlla moo ko moom mais da koy délégué askan woo mu délégué ko nag moom moo koy jox ku ko neex mais bu ñu bëggee falu ne dañuy falu ci fitna manta ne du ñu falu. ayca ñu dem sa département Koungheul léegi bokk nga ci conseil yi nga xam ne ñoo nekk ci départemental ba élection yi ñu weesu gisoon nañ ak xaajaloo ci ñi nga xam ne ñoo bokk ci biir APR wala boog Benno Bokk Yaakaar bi élection yi ñu dëgmal yaakaar naa Fanta Sall moo fa war a doon candidat ak El Hadj Mor Dieng ban taxawaay ngeen fas yéene am ci élection yi. waaw élection yi moom comme ñun nekkuñu candidat wax dëgg yàlla bëggoon nañ nag ndax déposé woon nañ fa nga xam ne moom mooy coalition Benno Bokk Yaakaar pour ñu tànn ñu comme candidat de la coalition au niveau du département de Koungheul wala ci liste nationale bi. yàlla dogal loolu amul. bi loolu amutee tamit def nañ déclaration. que ne lu ñu mën ak lu ñu xam danañ ko def pour que liste Benno Bokk Yaakaar bi non seulement mu gagné parce que day gagné ci département bu Koungheul mais ak majorité boo xam ne musul am. parce que am na yoo xamante ne nii aussi ñun influence bi muy am ci liste nationale moo ñu gën a intéressé parce que dañoo bëgg gagner à plus de 70%. loolu bu amee. day impacté ci li nga nombre de conseils yi nga xam ne nombre de députés yi nga xam ne moom la ñu war a am au niveau national. te ñun wax dëgg yàlla devoir boobu noonu la ñu am envers la coalition Benno Bokk Yaakaar envers le président de la République pour wan ko ne ko. ñun suñu engagement limité wuñ ko rek ci falu wala ñàkk falu mais ñu ngi ko limité ci à ce que coalition bi am ndam programme yi nga xam ne yaa ngi ko mébét pour le Sénégal te ñu xam ne lu am njëriñ la nga yeggali ko ba keroog ngay doyal yow ma préciser clairement. bu keroog moom muy doyal bàyyi ñu fi ñun ñu continuer doxal. dégguma keroog kan di doyal. man je fais partie man dama bokk ci ndaw ñi nga xam ne dama bokk ci sénégalais yi nga xam ne. bu ñu gisee ku mën a liggéey te sawar ci liggéey bi nañ ko bàyyi mu liggéey. maanaam le président Macky Sall. parce que bu ma la déggee damay xaw a am jaxasoo ci sama bopp parce que président Macky boo ne ko doyal te nga xam ne 2024 le mandat am di yem amatul droit bokk. amatul droit bokk moom am na ñoo xam ne ñoo loolu mooy seen liggéey man sama liggéey xam nga jàngale la ak former ak accompagner ndaw ñi pour ñu am xam-xam ak xool fu ñu amee liggéey wala fu ñu amee entreprise. am na ñoo xam ne dañoo demoon jàngi pour bu ñu tollee foofu ñoom ñu wax ndax lii war naa mën a ne wala warta mën a nekk. du man weesu nañ ko muy suñ ginnaaw ma ne buñ ko weesu woon kon 2024 duñ demandé ñëw leen déposer candidature xam nga yow mii. waaw am nga droit dem déposer. président xaaral ma ñëw taxawul wax ne. xam nga Sénégal taxawul wax ne mandat bi mu nekk. waaw mooy mandat bu mujj. ma ne wax na ko wala waxu ko. ma ne non wax na ko wala waxu ko. ma ne non dama lay laaj. non naa la ci toon déglu ma rek. dama ne la Sénégal. des fois day am coow loo xam ne du bëri njëriñ. moo wax la ñaari mbir yoo xam ne ni kenn du ko tegg ci li may wax ni kenn mënu ko dindi. gis nga prisonnier ba nekk Rebeuss nga xam ne tëj nañ ko pour 20 ans. bu ko neexoon moom mu photocopie carte d'identité dem déposer ni damaa bëgg a nekk candidat président de la République du Sénégal. am na bu ko neexee def ko. parce que tegleegul ñaari mandat. non dama ne waxuma loolu dama ne. xam nga am nga non parce que kooku tegleegul ñaari mandat. ku ñu tëj 10 ans xam nga say droit civil perte nga ko. mais bu ko neexee moom mu defar ay dossiers am dem déposer cela ne veut pas dire que dana nekk candidat parce que dina jàll wala du jàll. waaw très bien. mais président Macky Sall. moom liggéeyam du wax ne kii mooy ne candidat wala kële xam nga ñooñu ñan la ñooñu ña nga fële di xaar buñ demee ba ñu suba lay dépôt yi di arrêté ñu xool liste yi nga xam ne ñoo déposé ñoom ñu toog waxtaan ne liste bi moo war a jàll.
man nag fi nga xam ne fa lay waxee xam nga mooy fan. man dama bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar nekk makiste. koo xam ne jàpp naa ne Macky ni muy doxalee politique am bi doy na ma te jàpp naa ne bu ñu ko ci jàppalee dana doon njëriñu Sénégal à plusieurs raisons nag. à plusieurs raisons parce que am na ay arguments yu leer ci bilan bi boo xamante ni ñun entre 2014 ak léegi rek. mën nañ ci justifier loo xam ne le président Macky Sall résultat yi mu am. ku ko accompagne dana defal Sénégal loo xam ne dana bett même l'extérieur. te beneen bi aussi l'image du Sénégal. actuellement dans le monde wax dëgg yàlla nga bëgg président Macky Sall nga bañ président Macky Sall c'est à saluer. maintenant loolu leader bu mel noonu attention. leader bu ñu gëm la image su Macky Sall bitim réew. attends l'image du président de la République c'est l'image du Sénégal tey boo amoon président boo xam ne fu mu dem. mooy président bi nga xam ne 29 bi passé dafa dëggal manifestation yi fi opposition bi bëggoon organiser daf leen ko tere. ba tey man dama nekk arrêté ay député ñoo xam ne ñu ngi doon ay député am seen immunité parlementaire. man dama nekk nit koo xam dama logique ci li may wax. mooy su ma la waxee ne lii moo am noonu laa koy continuer ba keroog may def point ñooñu dafa am koo xam ne moom lañ sant moom mu yor kaaraange biir réew mi. kooku moom moo def liggéeyam le président Macky Sall bu fekkoon ne mooy dogal fépp ak fu ne. du def noonu déedéet man non man na ko def man loolu moo mënta ne dogal fu ne ak bis bu à tout moment. mais le fait que nga jàpp ne ki mu dénk intérieur. il a fait son travail ni mu defee. il a fait son travail. ah ok maintenant yow bu la neexee nga apprécier man ma apprécier mais il a fait son travail. ñu delluwaat ci Koungheul gi. nee nga delloo njukkal président Macky maanaam fexe ba mu gañe fa. gañe bu am doole. bilan président Macky ci département Koungheul boo ñu ko doon defal ci lu gaaw nag quand même bon parce que boobu boo waxee bilan président Macky Sall. ci département bu Koungheul am na bilan. boo xamante ne ni côté infrastructure la. sincèrement parlant c'est trop faible. yow xam nga ñun suñ dëkk ba boo jógee Missirah war a dem Arafa. moo tax question boobu yitteel ma. waaw maa ngi ñëw parce que ndam yi mu fay am. te ba léegi askan wa daf mel ni yëgaguñu ne kër la boo xam ne man danaa ko def balaa ma fi jógee tey. ñu dem gis nga diggante Arafa. diggante Missirah Arafa Missirah Dimisqa yegg ba Gent Pathé. nga ñëw diggante Lour Escale ba Ribo Escale ba ci kaw tali route nationale bi nga jógee noonu dem jógee Koungheul dem ba frontière Gambie bi. nga xam day traverse commune Fatickene ak commune Saly Escale gis nga route goudronnée la war a am. de telle sorte que zone boobu yëpp dañ ko désenclavé parce que Koungheul dafa nekk carrefour boo xam ne ni gis nga diggante Koungheul ak Kaolack ak diggante Koungheul ak Tamba carrefour la boo xam ne ni économique gis nga loolu li ma la waxoon bu amoon ñun bi ñuy nekk candidat au niveau du conseil départemental am na lu ñu tuddee woon zone logistique boo xam ne bu amoon foofu Koungheul dootuñu sax soxla ñun di ñëw Dakar parce que économie bi ñu soxla yëpp dinañ ko am bu train bi commencé mais sincèrement ci côté infrastructure damay woo le président de la République ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor programme yooyu li nga xam ne teg nañ ko en place muy le PSE2 ñu gën ko accélérer parce que am na ay routes yoo xam ne c'est prévu ci deuxième phase PSE bi ñu gën ko accélérer parce que soxla nañu ko mais ci yeneen bi à côté ci côté social surtout le président de la République bilan yi mu am honnêtement parlant c'est au niveau national mais comme Koungheul la ñuy wax c'est à saluer sincèrement maintenant nag man Koungheul laa dëkk du ma doyal nañ yokk ci côté njàng mi nañ yokk ci côté santé nañ yokk ci côté jeunesse bi surtout politique de jeunesse bi dans le département de Koungheul parce que jeunesse Koungheul soxla nañ ku leen promouvoir jeunesse Koungheul soxla nañ ku leen former jeunesse Koungheul soxla nañ am ay centre de formation bi nga xam ne tabax nañ ko ba pare ba mu commencé di fonctionner ñu équiper ko ba nga xam ne bu ñu fa jógee wax dëgg yàlla danañ am ay jeunes yu am métier am jeunes yoo xamante ni bu zone logistique bi amee danañ mën a exercer seen métier à Koungheul nekk ay jeunes yu autonome ci côté mbay mi aussi ñu gën a xoolaat relation bi nga xam ne am na ci diggante baykat yi ak opérateur économique parfois dañ ciy seet yoo xamante ne ni état bi dana góorgóorlu mais jiw bi du yegg si engrais bi du yegg si wala bu yegg see tuuti mooy yegg si parce que mënoo nekk borom kër ñu lay jox 3 kilos wala juróomi kilo parfois duñ la jox sa gerte xaalis lañ lay jox parce que ñoom amuñu gerte wala buñ lay jox gerte dañ lay jox gerte goo xam ne am na 2 at donc état bi il faut mu xoolaat relation bi nga xam ne am na ci diggante moom opérateur économique yi ak ñi nga xam ne ñooy baykat yi parce que man baykat laa dëkk ci village yi xam naa coono bi nga xam ne moom lay baykat yi di dund surtout dans le département de Koungheul nga xam ne ñun zone baykat la ak sàmm lañ xam ak commerce loolu il faut ñu gën a organiser waat aussi luuma hebdomadaire yi nga xam ne moo am dans le département de Koungheul en collaboration avec les maires yi nga xam ne ñoo nekk ci département bu Koungheul parce que Koungheul bis bu ne am na dëkk bu am luuma te ay luuma yu mag a mag la luuma bu mel ni luuma bu Missirah wala bu mel ni bu Njabto et cetera et cetera luuma yooyu ku leen organiser day mel ni luuma Ndakaaru yi danañ dem ba waa Ndakaaru dañ fiy jógee comme ni ñuy demee ci yeneen luuma yi ay payaar ak yooyu ba Koungheul nekk zone économique bu am solo donc maa ngi woo ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci loolu
te nekk ay ministres ak directeurs ñu gën a bàyyi xel le département de Koungheul parce que ñun dañuy accompagner les présidents de la République parce que sincèrement département bu discipliné politiquement mais malheureusement en retour. est-ce que loolu moo leen xeeñ tamit. waaw mais malheureusement en retour est-ce que loolu leen xeeñ tamit. waaw loolu mën naa nekk mais. parce que dañuy faral di wax ne ñoom du ñuy fal malheureusement en retour. waaw wala boog du ñuy fal en retour ku toog rek ñoo yow ay ànd. suñuy responsable politique. ñoom ñoo war a poser question boobu. parce que imaginez le président Macky Sall bi mu ñëwee en 2012 département Koungheul amoon na 12 directeurs 12 directeurs yow est-ce que dëkk boo xam ne yow président dëkkut fa ba pare mu nommé presque 12 directeurs ay des directeurs clés mais amoo sax promotion de jeunesse. mais loolu en réalité président wàcc na moom li mu waroon def na ko parce que décentraliser na pouvoir yi jox ko ay directeurs yoo xam ne Koungheul la ñu dëkk décentraliser na pouvoir bi responsabiliser ay jeunes ay doomu Koungheul mais doomu Koungheul yooyu noonu en réalité ñoom ñoo war a jël nag le développement de Koungheul porté ko. waruñoo dem rek ba nga xamante ni seen carrière politique menacé wu na. ñuy wàcc di sonal askan wi di leen terroriser. loolu laa ko mën a tuddee ak ay meeting yu dul jeex. mais war nañ bu ñu leen joxee responsabilité ñu góorgóorlu ci responsabilité boobu noonu ci pouvoir boobu noonu fexe ba nga xam ne Koungheul li mu soxla ci infrastructure li mu soxla ci accompagnement li mu soxla ci formation mu am ko ba nga xam ne dootul ñu soxla ñun sax état central. mais parce que suñuy doom def nañu fi loo xam ne ni état ñëw ko état bañ a ñëw ñun dinañ mën a développer loolu la wax dëgg yàlla sama cri de cœur la boo xam ne les responsables du département de Koungheul moo xam ñi am poste moo xam les maires moo xam ñi nga xam ne ay conseils lañu ay députés extra moo xam ñun jeunes yi nga xamante ne ni nit ñi ñu ngi bàyyi xel ñu nekk ay porteurs de voix ñuy wax jëmale ci côté boobu noonu waxuñu ko parce que dañuy xeex diw wala waxuñu ko parce que dañoo contre diw mais dañ ko wax parce que département bu Koungheul moo toll foofu ñun dañuy gunge état donc il faut que gunge état boobu ñuy def suñu askan suñu njaboot gën ci gis seen bopp ba nga xamante ni jooytu sous développement bi gën fa wàññeeku. ñu jeexalee ak 13e législature démb la ñu ko doon tëj Moustapha Niasse bokk ci ñi nga xam ne ñoo ko jiite woon wala boog jiite woon ko muy assemblée nationale boo xam ne nii mën nañ ne seen bruit bari na lool liñ fi nemmeeku bari na ban jàngat ngay def ci 13e législature bi nga xamante ni jeexal nañu ko démb. voilà donc comme sama grande sœur ci la bokkoon ma koy remercier moom tamit muy Fanta Sall. mu nekk en même temps sunu candidat pour les élections à venir te incha allah danañ ko joxaat mandat bi te wax dëgg yàlla. am na fa taxawaay yu am solo. am na fa bilan. am nga nag nit ñi dañuy def erreur député kenn du ko laaj bilan. député yorul programme. député moom day dem di indi doléance su askan wi di ko poser sur la table. est-ce que bu may laaj bilan loolu laa ci jublu parce que ndax yóbbu na doléance su askanam wala déet. mu wax dëgg yàlla. Fanta Sall. député du département de Koungheul. à l'Assemblée nationale. à chaque fois boo koy déglu Assemblée nationale. commune sangam dëkk sangam soxla nañ lii manqué na fa ay poste de santé sincèrement parlant. li muy raté day sincèrement parlant am na raté day bëri parce que moom. non assemblée bëriwul. day non seulement da daan teew mais da daan jël kaddu di xeex. di wax li ngay gis kaddu ci assemblée du bëri nag. mën naa ne parce que yaa ko ñaata député ñoo fa nekk député yëpp bëgg a wax loolu mën naa bañ a am te du moom doo nga doon député bu Koungheul ñaar la woon mais moom laa la wax moom. non seulement dana daan dem jël loo xam ne ay partenaires am la ñu woon parce que ñëw ma fi pour def bilan mais damay apprécier que ne moom wax dëgg yàlla gàcc ngalaama te ñoo ngi ñaan aussi bu delluwaatee assemblée nationale mu gën a góorgóorlu ba nga xamante ni département bu Koungheul seen kaddu ci assemblée nationale gën a am jëmmu ndax man yaakaar naa ko ci moom ndaw la te et puis am na ay relation yoo xamante ni am na ko ci réew mi te am na fu ko askan wi aussi di xaar bu gën a góorgóorlu rek incha allah rabbi jàpp naa ne li mu war a xeexal askanam dana ko def. te am nañ ci yaakaar te luñ ci mën aussi pour mu faluwaat danañ ko def beneen bi aussi le président de l'Assemblée nationale Moustapha Niasse nga xam ne ni ñun bu ñu koy déglu dañuy kontaan c'est un homme d'État gars yi nekk di def ay casserole di coow nii yëpp ay bouteilles yu vide lañu. mais moom sincèrement fi mu toog da ngay xam ne kii caaxaaniwul xam-xam da ngay xam ne kii caaxaaniwul état da ngay xam ne kii lu jëmale Sénégal kanam moo ko yitteel. maa ngi fàttaliku 2011 bi ñuy marche ba mu yoroon xeer yi maa nga woon ca bis boobu. kii bu ko neexoon toog këram ba falu jot gars yi ñëw na ko demal nga falu mais moom defut loolu day jël combat yi porté ko mais boo demee ba bëgg ëppal mu ne la déet fii la yem ndax état de droit la ñu nekk ndax réewum républicain la ñu nekk. donc Sénégal nit ñooñu la soxla nit ñu am xam-xam nit ñu dëggu mais nit ñu ñemee coono pour seen réew te moom wax dëgg yàlla ak at yi mu am boo koy seetaan assemblée
da ngay 9h ba 22h 23h mos na ko def fi mu toog bougé wul ay xale yu ndaw di ko lu ni ñu wax ko mais dégguloo ko mu mer gisuloo ko mu wax lu bon mosoo ko dégg mu dugg ci ay caaxaan sincèrement parlant ñu ngi koy remercier te di ko wax ne dégg nañ mu ne moom mu ngi jëm ci bind livre ñun soxla nañu ko expérience bi mu am bëgg nañ coo xam di ci sukkandiku ci yu mel noonu wax dëgg yàlla ngir gën a améliorer ñun suñu carrière politique parce que soxla nañ aussi ñun suñu carrière buñ mënta def lu ëpp li ñu def it ñoom ñu jéem a roy ba nga xamante ni danañ def lu rafet lu askan wi gën a soxla ci ñoom. merci beaucoup Mamadou Lamine ma bàyyi la nga tàggoo li ñu amoon ci waxtu jeex na. di la remercier bu baax a baax. di remercier aussi waa kër gi seen directeur moom wax dëgg yàlla ñoo bokkoon suñu ngone waaw ñoo bokkoon suñu ngone jàmbaar la te li mu def ni moom mooy exemple jàng taxawal benn mbir jógee fu sori ñëw taxawal loo xamante ni ay nit ay jeunes comme yow dinañ mën a ñëw di xëy di si daan seen doole ñu ngi koy remercier bu baax a baax te di ko gën a encourager xam nañ ne yombul mais na ci gën a nekk rek incha allah di remercier aussi ñi nga xam ne dañ seetaan à travers seen chaîne bi di nuyu bu baax a baax waa Koungheul nag rawatina ndaw ñi di wax rek ne bu fekkee wax nañ fi loo xamante ne nii dafa dëng rek ngeen xam ne suñu matadi la rek waaye liñ bëgg moom mooy wax lu jëmale réew mi kanam wax lu jëmale suñu département bu kanam mais aussi wax loo xamante ni ndaw ñi danañ ci mën a sukkandiku ngir seen avenir mu nekk lu rafet seen avenir nekk lu am yaakaar di jéggalu bu baax a baax nag ci kàddu yu dëng yi bu jubee it ngeen xam ne dañ ab góorgóorlu bu ñu doon def la rek ba yàlla dogalee ko noonu ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di jox dig daje beneen yoon incha allah jërëjëf Mamadou Lamine Sall moom la ñu àndaloon tey ci jotaayu waxtaan bi lee doon ab formateur waaye itam doonu jàngalekat fële ca Matam nekk itam responsable APR ca diwaanu Koungheul sant ko gërëm ko waaye itam sant ummi bi nga xam ne moo nekkoon ci technique bi naka noonu itam monté bi moo ci nekk sant leen gërëm leen ci topp ak teewlu gi di leen sant ngeen continuer abonné mën a am suñuy programme waxtu wu nekk fii la ci Sunugal 24 di leen jox dig daje lu yàgg ak yeneen invité jaa ngeen jëf. ku ne xam na ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñëwee góor ngóoraa tax